mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ci baatu askan wi la ca gën a fës ci bopp xibaar yi mbirum Ousmane Sonko jur coow démb ci dëkk bi bokk na ci jàmmarloog yëngu-yëngal am ci mbeddu Ndakaaru tax na kuréel gi boot ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci société civile waa mouvement Y'en a marre dànkaafu nañu nguur gi ngir ñu may afiya Ousmane Sonko ca na mu gën a gaawee dàquñu sax ba yëglu ci mbeddu Ndakaaru niki juróomi fan ci weeru mars gi ñu ne Alioune Sané bokk ci mouvement Y'en a marre daa ngeen ko teewlu ci xibaar yi Kédougou tàngoon jër militant yu Pastef wàccoon ca mbedd ma doon amal ñaxtu la ñu sàkk mooy na njiitu réew Macky Sall bàyyi ci saa si Ousmane Sonko lu ko mooy lu ñu gis ñooma daa ngeen ci dégg ka yor seen kaddu foofee ca Kédougou coowal Sweet Beauté salon de massage goge kako moom di Ndeye Khady Ndiaye fa mu fekk baax ca Ndarame Escale foofee ca département bu Nioro askan wa fa yeewoo sàkku nañu karange gu mot sëkk jëm ci seen doom di Ndeye Khady Ndiaye daa ngeen ci dégg leeral yeeg Alhassane Ba dañ ci toftal ñaareelu xaaju xibaar yi lu yéene kay xëye tey mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ñu fas yéene ko door rek coowal dossier Ousmane Sonko ma nga garde à vue démb la ko takk der yi teg loxo jëmoon ci tamit war a dem wuy ji ca tribunal wala jàkkaarloog juge bu 8e cabinet loolee mujjutoon a sotti ci yor-yor gi ndax te defal ak ñaxtu askan wi daroon woto Ousmane Sonko benoone takk der yi di ko teg loxo dem itamit yóbbu ko lañ koy toppee jëm ci trouble à l'ordre public moom Ousmane Sonko fanaan na guddeem bu njëkk ca loxoy waa gendarmerie dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo Ousmane Sonko njiital Pastef ak dossier bile jur na yëngu-yëngal ci mbeddu Ndakaaru askan wi am ñu jóg fippu jaamarloog takk der yi ba démb jot nañoo jàkkaarloog taskatu xibaar yi sax waa mouvement Y'en a marre dànkaafu nañu nguurug Macky Sall rawatina njiitu réew mi ci li tàmbalee xew ci mim réew ne mënatuñ ko seetaan mënatuñ ko dékku juróomi fan ci weeru mars gi ñu ne la ñu fas yéene wàcc ci mbedd mi dañ ci teewlu Alioune Sané bokk ci mouvement Y'en a marre ay kàddoom ci micro Mélanie Aminata Sambou. Sénégal dafa mel ni président Macky Sall moom moo war a tànnal boppam kaddu yi nga xamante ni ñoo war a jib que ce soit du côté de l'opposition politique wala mouvement citoyen wala bépp sénégalais bi nga xamante ni da ngay jibal beneen kaddu bu bokkut ak moom kaddu bi muy jibal mu jàpp ni moom moo war a tànn ñi nga xamante ni ñoo ko war a def. mu jàpp ni aussi gis nañ ci élection yi dem nañu ba mu mel ni moom moo war a tànn sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy woote am déet ndax gis nañu sénégalais yu bëri ci ay élection ñu privé leen du droit de vote parce que la démocratie est piétinée l'état de droit est piétiné gis nañu léegi dafa mel ni daanaka ci régime policier la ñu nekk. gis ngeen li xew tey violence inouïe bi am tey parce que le député monsieur Ousmane Sonko ci procédure bi ni mu doon doxee mu dénoncé ko avec ses avocats ni dañu salfaañe ay droit am newoon na ni du wuyu ji waaye gis ngeen ni démb génn na. bi mu dégloo ay sénégalais déglu ay kilifa déglu société civile mu décidé ni day dem wuyu ji yoon pour que justement ñu mën a sauver le Sénégal de yenn risque trouble yu mën a am ak yenn yu mën a am ci réew mi mu décidé tey ce matin ni day dem wuyu ji justice même si on sait et il l'a dit hier on sait que am na benn rupture de confiance entre les Sénégalais et leur justice il y a un passé bi nga xamante ni mun nañ ko wax lu ko mën a étayer mais malgré xew gis ngeen arrestation yu ci xew tey le monde entier a les yeux rivés sur le Sénégal et nous avons honte pour ça nous avons honte tey suñu démocratie notre démocratie est à terre gis ngeen Macky Sall lu mu réussir aujourd'hui c'est le coordonnateur du mouvement Y'en a marre qui est au siège du parti PASTEF pour parler de la démocratie du pays pour se battre pour être ensemble avec tous les autres Sénégalais pour xeex pour suñu démocratie c'est ça que Macky Sall a fait donc loolu moo waral ñu jàpp ni dañu war a booloo ñu ànd à travers une plateforme bi nga xamante ni day large plus large que le mouvement du 23 juin pour que ñu préserver suñuy acquis démocratique pour que ñu mën a bàyyee suñuy doom Sénégal bi nga xamante ni du Sénégal bii ñuy dund nii loolu moo waral ñuy woote di woo sénégalais yépp
di leen naan mbir yi tàmbali na tey, ce n'est que le début de la résistance. xol yi yëpp a ngi baax tey moo tax ma ni yëf yi tàmbali na tey, yëf yi tàmbali na tey, dina wëy. Vendredi étape la et étape la ci une longue lutte pour que suñu acquis démocratique yi ñu sauver ko. ma ngoog mu doonoon jiital mouvement Y'en a marre ña féete ca Kédougou ak waa Pastef ñoom jot nañoo yëglu ca mbedd ya ni ki démb doon amal yëngu-yëngal ngir sàkku ñu bàyyi ca na mu gën a gaawee seen njiit di Ousmane Sonko mu ñibbaat këram. Pastef Kédougou dànkaaf nañu nguur gi nañ ko bàyyi ca na mu gën a gaawee lu ko mooy daañu yëglu ba ñëpp mun cee jot dañ ci teewlu seen kaddu ci micro Soli Brahma Dabo. maa ngi nuyu ñëpp di sant taskat xibaar yi fi teew tey ji di la xamal ne lenn rek moo fi xewoon waa Pastef yoo fi jógoon di def déclaration maintien soutien pour suñu président Sonko mooy Macky li mu koy jaay doole nii mu dàq ci biir réew mi. alors qu'est-ce qui s'est passé ñun dañuy nekk di ñibbi ndànk bi ñu paree suñu déclaration ñu gis police jógee fële jógewuñu fenn ñëw di fële di dal ci nit ñi di leen jàpp comme ay béy di leen dugal ci biir oto. alors ñun loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax ñu ngi koy ñaawlu di la laaj ñu bàyyi gars yi léegi-léegi ñu mën a ñibbi seen kër ñu mën a dox seen i soxla fii ak suba. alors donc loolu di leen wax ne jàpp nañ presque ay bu matul 10 tamit xam naa su jege na ko parce que coordonnateur départemental moo ngi foofu mooy Abdoulaye Sow am na Baye Ousmane Diallo mooy suñu secrétaire chargé des élections. Ensuite, il y a Kassi Sissoko, qui est le secrétaire administratif de la section communale. Il y a Nyama Samoura, il y a professeur Sadibou Kamara, qui est quand même une autorité dans le passé, parce que c'est le vice-coordinateur de la commune de Kédougou. Donc, nous, nous les jappons pour l'an. Nous jappons juste pour l'an, nous dougal ci auto comme ay beuy. Donc, dañ koy ñaawlu di ñaan gaay nañ leen libérer légui. Ñoo ngi fi di xaara di commissaire pour mëna wax ak mom. Ñu libéré wala bu ñu la libéré wul fii ak ay fan yu néew di ngeen gis li nekk réponse xale ndaw yi Kédougou parce que loolu mënut a nekk même à Dakar ñooy gis ay arrestation comme ça comme bu dee ay ñun nous sommes dans un pays de droit quand même Sénégal lañ nekk nit ñi am nañ droit wax seen xalaat. waaw li ñu dajale fii tey mooy li ñëpp gis tey Sénégal muy li ñuy naqarlu ba si kanamu Yàlla muy démocratie bu ñu tëddal ci suuf te nag duñ ko nangu wax Macky Sall ni ko ñun duñu ay jaamam ñun duñu ay moo xam ne moom dafa nekk suñu buur nekkul suñu buur suñu président la nous sommes en démocratie. na libéré suñu leader parce qu'il n'a rien fait bu fekkee dossier boo xam ne la Kumbala ak Samba ñoo jote yoonu armée française lu ko ci yoonu GIGN lu ko ci yoonu auto ministère de l'éducation bu jël ay nervi lan moo ko ci dossier boo xam ne c'est privé c'est entre un homme et une femme wax Macky Sall ne ko nag lu mu ko jaral nañ du ko ëpp ñu dañoo doyal suñu démocratie lañ bëgg suñu liberté lañ bëgg li nga gis fii tey te am nañu des ñu génnagul c'est pas le Pastef c'est la jeunesse xale yi ñoo génn nous sommes là nous en tant que femme ñun dañuy liggéey pour suñu njaboot ëllëg parce que ñun bu ñu fi jógee seeni doom ñoo ñëw ilifaat suñuy doom di leen noote loolu duñ ko nangu ba abadan. Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur. coow li ne cobboy ci mbirum salon de massage Sweet Beauté ka moom salon boobee di Ndeye Khady Ndiaye mi yoon déglu démb laata ñu koy bàyyi mu ñibbi këram bokk na ci Ndeye Khady Ndiaye moomee ma nga fekk baax ca Saloum ca Bowe ab dëkk la gu féete ca département ca commune bu Ndarame Escale ña fa fekk baax jóg nañu taxawu seen doom jàpp ne nañu wattu kaaraangeem ndax laalewul ci jegul benn yoon ci bile dossier moom Ndeye Khady Ndiaye dañu wutali dëkku cosaanam Alhassane Ba ma nga fa woon. coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi lëmbe jamono ji Sénégal yëpp yegsi na ci Bowe di ab dëkkaan bu bokk ci commune bu Ndarame Escale ci département bu Nioro fiile la Ndeye Khady Ndiaye di borom salon bañ doon maase woo fekk baax ay bokkam am lu leen métti loolu di ñëwaat ci seen doom ji nga xamante ni nee nañ ci diine lañ ko yar. ba koy mbir ma gaaree ñi koy enquête mu am lu mu leen wax. lam leen wax nag wax ju neex a dégg la. kon nag ñun ñooy ay kilifaam moom Ndeye Khady Ndiaye. Bowe gii fi la juddee fi la yaroo jàng alxuraan jàng nasaraan ba yàlla def mu am borom kër ndakaaru di fa liggéey. Ndeye Khady àndut ak pouvoir Ndeye Khady àndut ak opposition dafa am marchéem ñu am ñoo xam ne dañuy soxla marché ba ñëw di fa fay seen aajo ba xoolaax ji tàmbalee. politique gu bokkul ci APR bokkul ci Sonko. daan dooleem daal moo ko fi bon. leneen li nga xamante ni nag ñu ngi koy sàkku moom mooy kaaraange gu mat sëkk la ñu bëgg seen doom joojee daal di koy am ndax nuñ koy xuppee fu nekk. dañ gannaaw al mulku silullahi fil ardi. yonent bi ne buur mooy kuutaay yàlla ci kaw suuf. li ñu yàlla fal doy nañu sëkk doyloo nañ ko. waaye gannaaw nag moom sécurité doomu aadama yi. ci moom la ko yàlla teg fekk ba mu fiy baxee ko ñi ngi koy xamal ne kii suñu doom la. sécurité ni kat ci moom la nekk. président
xamal ne yow yaa yor sécurité te yaa ngi njaboote. li lay ñaan daal nañu dimbale bàyyil ñi seen doom te xam ne ni ñun du manifester dañuy ñaan nag mënuñoo ñàkk ñaan. genn golo nag gudd na waaye foo ca laal borom daal di koy yëkk moo tax askan yu dëkkee ca Bowe ne ñoom ñi nga xamante ni jàmm ak salaam lañ leen xamee ne bëgguñu lenn jot seeni doom jooju tax ñuy sàkku ci njiit yi teg ko ci kaaraange yu wër ndax daan dooleem dong lay def. Bowe Alhassane Ba Yaya Guissé Walfadjri. ma ngoog ñu ngi koy jaajëfal Alassane Ba démb ci subatel gi bu 9h jotee ca la Ousmane Sonko baw këram gën ca cité Kër Gorgui dem wuy ji convocation bu juge bu 8e cabinet waaye nag ci yoon bi la mujjee tàggatembe benoone la ca xew-xew kii di Momar Diong jàpp ne li xew yépp doonul mbetteel ci moom analyste politique la ne Ousmane Sonko dafa jëfee ndigal gu bawoo ci sëriñam dem wuy ji juge bi dañ ciy teewlu Momar Diong taxaw seetlu gam ci ay jaxate tànk jàmm yi nga xam ni moom la kilifa diine yi yàgg am bu réew mi nekkee ci ay jafe-jafe yu jëm ci wàllu politique tubaab naan ko régulateur social maanaam ñoo xam ni réew mi bu demee ba mbirum politique yëngatu danañu rotal seen kaddu xool naka la ñuy sàmmee jàmm ci je crois que sëñ Abdou Mbacké ràññee na ni fii ñu jàppoon ak fi Sonko taxawoon ak li nguur gi taxawee ni dina ko yóbbu par la force pour ñu déglu ko bu fekkee ku nekk fa nga taxaw ba boobaa dina indi jiixi jaaxa ak jafe-jafe ci réew mi looloo waral xëy na mu digal taalibe mu dem kooku itam déggal ko ndigal nangu ko. mangoog mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr dossier googule ak nit yi tamit waa Pastef taxawee Mamadou Goudiaby bokk ci tamit googule parti ñaawlu complot gañu ne dañ ko nas ngir bëgg a sànq Ousmane Sonko Mamadou Goudiaby ay kàddoom dañ ci teewlu ci jokkoom ak Mami Kanté. complot bi weesuwul nit ne sàkku nañ ma nga jël force de l'ordre nga jël lépp les institutions de l'État nga mettre ko à sa disposition nga bàyyi ñi nga xam ne yelloon nañ ko muy borom salon bi mi nga xam ne jëkkëram xañ nañ ko muy leneen ak leneen ak leneen ak leneen loolu c'était un complot c'est une affaire d'État xam nañ ne ils ont échoué gis nañ ne tournure bi enquête bi di jël dinañu àgg ci sommet ba mooy ñi ko comploté dëgg ñu bëgg a détourner les gens ñu trouver yeneen infraction ne defati na gaaf defati na lii infraction bi ñu trouvé tey mooy trouble à l'ordre public Ousmane Sonko mi nga xam ne wàccul otoom ma nga xam ne mu ngi doon diriger wu ci palais de justice nga xam ne fa la ko juge bi di ko xaar nga indi sa force de l'ordre Macky Sall bu fekkoon ne dundu ni sénégalais yi moo ko soxal du jël plus de 12 milliards dugal ko ci ay engins yoo xam ne pour toroxal doomu aadama pour toroxal sénégalais yi na ko waroon a dundal ci économie muy yëkkati économie Sénégal ndaw ñi liggéey. Ousmane Sonko n'a jamais lancé un appel à l'insurrection c'est un faux problème moom la ñu préparé woon dans le dossier tey ñu toftal ci trouble à l'ordre public dama ne Ousmane a lancé un appel à la résistance individuelle. Résistance à la résistance individuelle boo ko boolee dajaloo boobu moo tax mu nekk la résistance collective donc du Sonko moo interpeller les gens par rapport à ça tey jii par rapport ak ni ñu ko arrêté nii mais préfet moo joxe ordinaire tirer leen charger leen def leen lii def leen laa mais pour mu bañ a dem la pour ñu am excuse ne yow yaa créé l'ordre yaa perturbé l'ordre public donc dëggal na lu Ousmane Sonko doon wax dama ne trop c'est trop appel bi may lancé c'est pour sauver la démocratie. ba tey ci wàllu xibaar jëm ci vaccin ñu jagleel xeex coronavirus vaccin yooyee yéeg si ba léegi am ñu tàmbale ñàkku Bara kii di Lamine Bara Gaye bokk ci waa APR ne bu sañoon ñu fexe ba ñàkk yooyee ñu mun ko yaatal ba ñëpp mun cee jot ndax waxtaam xaaj ak seen politique waru caa laxasu wala boog xumbeen wala boog mbaboor ci yooyu lépp vaccin dañ ci teewlu Lamine Bara Gaye ay kàddoom ci jokkoom ak Aïcha Diakhaté. président de la République wane na exemple
ñàkku na ministre de la santé moo njëkk a ñàkku Abdoulaye Diouf Sarr ak personnel am léegi nag li des ci ñàkk yi nañ ko jox ñi nga xam ne ñoom la tubaab naan ñoo am ay comorbidité ñi am 60 ans jëm kaw waaye suñu mbokk politiciens yi jaar ci suuf daanu ñàkku naa fële di lijjanti nañu bàyyi loolu exemple président wane na ko ak ministre de la santé li ci des nañ ko jox loolu tubaab naan les ayants droit ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo ñu ñàkku en attendant beneen loo bi yegg si waaw loolu laa wax mais suñu yeneen mbokk politiciens yi jaar fii ku nekk naan lu bokk ñu naa di photo di loolu amul njariñ exemple bi Sénégal yi soxla woon mooy bi président wane ak ministre de la santé rassuré nañ leen kon yeneen politiciens yu ndaw yi nañu toog parce que ñàkk yi moomuñu ko ñàkk yi dafa am ñu ko war a moom voilà. ñàkk yooyee la ñu desandi am na ñoo xamante ne dégg dong lañ ci am te moo ne dañu ngi yëngu ci wàllu paj mi di ay étudiants yaa ne ca faculté de médecine ne kenn sóoraarewu leen kenn booleegu leen ci yooyu la ñàkk gis ne daal yëf yi dafa féete boor am na ñañ ca tànn di leen ñàkk bàyyi ña ca des dañ ci teewlu Mouhamed Kébé mi jiite googule amical boot ay étudiants ca fac médecine ay kàddoom ci jokkoom ak Dieng Ndiaye. vaccin yi yegsi na Sénégal ba ñu ngi commencé suñu campagne de vaccination. malheureusement ñun dañ seetlu ne étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk fac médecine wax dëgg yàlla def ñu am rôle bu am solo bu ñuy jouer ci système sanitaire sénégalais yi boolewuñ leen ci liste yi nga xamante ni ñoom prioritairement ñoo war a jël vaccin bi mais ñun ñu ne loolu injustice la boo xamante ni dañ ko ñaawlu trop mais injustice boobu nag yàlla dafa dogal ni day wane rek injustice bu gën a mag wala benn mal boo xamante ni moo gën a xóot bi nga xamante ni moom la étudiant fac médecine yi di dund ci structure sanitaire yi ñoom ñi nga xamante ni seen statut kenn respecté wu ko à chaque fois suñ demee hôpital problème mu ni ñuy dundee dañ fay am ay jafe-jafe problème mu aussi ñoom seen bopp suñ feebaree gis nañ ko fii ay camarades yoo xamante ni buñ feebaree dañuy obligé di leen ketal yooyu yëpp mu nekk ay difficultés yoo xamante ni amical bi nga xamante ni moom laa jiite yàgg na ko xeex te bii nag moom mooy pepp ndox bi nga xamante ni mën naa wax ni moom moo nar a déborder kaas bi voilà moo tax daal ñuy ñaan autorité bi mu ñëw si nu mu gën a gaawee mu régler injustice bi parce que lii aussi du yoon képp ku am xel di xelaat aussi di nga war a xam ne lii luñ war a ñaawlu la te ñun dañ ko ñaawlu te aussi dañ koy ñaax ci nu mu gën a gaawee parce que ñun taxaw nañ témoin pour mu régler injustice bi mais aussi pour yeneen injustice yëpp yi nga xamante ni suñ mbokk étudiants yi ñu ngi koy dund si seen site stage yi pour mu mën ci indi ay saafara. leneen ci xibaar amaguñ ci saafara jigéen ña ne ca Grand Yoff ci fitnaal ak buntu xatal ga ñuy dund saay su ne loolee nag tax nañu yëkkati seen kàddu ci wàccaayu bëccëg gu ñu jagleel jigéen àddina gi ñu war ko màggal juróom-ñetti fan ci weeru mars gi ñu ne dañ ci teewlu Fatou Bintou Diouf. kaddu soxna yile daal di fësal seenub nakar jëm ci fitnaal wala sax xoor ñoñal soxna yi si jamono jile nag ci fu yële ca Grand Yoff soxna yi ne nag duñu noppeeti benn yoon jëm nag ci jafe-jafe ya nga xam ne moom la soxna yu bëri di jànkonteel saa su nekk. ñun ñoo koy xam ñun ñoo koy gis jigéen ci biir kër yi dañoo mettit dañ leen di teg ay mettit di leen toroxal ci biir kër yi. di leen dóor di leen torturer di leen rey sax da ciy am violence yi moo bari ci biir kër yi boo déggee violence yi nag du pour tëddee jigéen rek lépp mi ngi ci biir rey mi ngi ci dóor mi ngi ci xoqatal mi ngi ci doo ñemee sax wax yow mi ci biir kër gi doo ñemee wax doo ñemee génn doo ñemee def loolu nag moom dafa metti te loolu la ñu bëgg mu doy. lu mel ni viol wala sax dóor ak ki saaga bëri na ay mbir ya nga xam ne soxna yu bëri moom la ñuy jànkonteel muy seen néegum sëy muy ci biir l'entreprise yi wala sax ci mbedd yi soxna yi le nag di yeewoo ca Grand Yoff ne daanaka faaw li ni mel ñu daal di cee jóg moo tax nag ñu yëkkati seen nupp kàddu daal di xamle ni masla ba ñu daal di nemmeeku fii ci Sénégal moom moo tax ba lu bëri fësatul. masla boobu moo war a doy nag moom moo war a jeex fii ci suñu réew moo war a jeex ci suñu réew ndax dafa yàgg te dafa metti te ñun li ñuy dund ñun ñoo ko xam lépp nag nga bëgg sutura waaye sutura bi moo war a jeex ndax sutura bi mooy indi lu bari masla bi mooy indi lu bari ci réew mi mooy yàq lu bari ñun daal jigéen ñi moom wax dëgg yàlla sonn nañ. moonte sax ci juróom-ñetti fan ci weeru mars bile bés boobee dañ ko jagleel soxna yi ci àdduna wërngal këpp mu doon bés ba nga xam ne daanaka
ku ca nekk ca ngay màggal waaye tamit di tatagal sa yaay sa soxna say rakk wala say mag bés ju am solo ci soxna yi waaye ñii nga xam ne nag ñoom fitnaal soxna yi moom moo leen métti la ñu xamle rek moo di faaw ñu daal di cee sukkas ndeku ngir nag sàqu ñu tegi ay daan waaye tamit ñu daal di nag dàq ba faw masla bi ak nëbbal jëm ci fitna ya nga xam ne moom la soxna yi di jànkonteel. dañ leen di war a di leen teg ay daan waaw ndax daan boobu mooy tax lu bari wàññeeku fi mooy tax lu bari deñ fi ci suñu réew waaw ñun dootuñu ko nangu déedéet loolu moom dootuñu ko nangoote dafa doy. ma ngoog mettitu nañu jafe-jafe ya ñuy dund lu aju ci wàllub diplomatie jëflante ci diggante réew ak réew ña cay amal taxaw seetlu jàpp ne jëflante googee demetul noonu ci diggante Sénégal ak Guinée diggante njiitu réew Macky Sall ak Alpha Condé loole mun naa dem ba xajamal sax wàllub koom-koom gi ci diggante ñaari réew yii le ak wàllu frontières yi dañ ci teewlu reportage yu yaay Adama Diallo. boor bi ñu tëj ay frontières bële boor ay kàddu yu ñuy sànnante diggante Sénégal ak Guinée mel ni neexoo amatu ci bu ñu sukkandikoo ci Karim Diakhaté nekk spécialiste ci wàllum relation internationale muy xamle ñàkk déggoo dafa mës a am ci njiitu réew mi Macky Sall ak Alpha Condé njiitu Guinée. waaw xam nga mbiru ñaari relation entre ñaari dëkk duñ ko natt ci président yi ñoom ni ñuy xoolante. parce que dëkk yi comme yàgg nañu yàlla dafa def ñu ngi nekk lu yàgg di kii kenn du jàpp ne président yi même bu ñu jubóowul ay problème am na ci gis nañ ne Ebola bi mu fi amee en 2014 président Alpha Condé bi ñu tëjee frontière bi entre Sénégal ak Guinée neexu ko woon. ñu jóge ci loolu aussi bi ñuy def élection fii Sénégal présidentielle bi gis nañ ne président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee ñibbisee dafa waxoon ne dina def tout pour empêcher élection yi am mais bi que Alpha Condé woowee ba mu dem Guinée ñu waxtaan. gis nañ ne bu mu ñibbisee daf ci li mu jàppoon yëpp daf ko bàyyi. dañuy gis ne 18 février bi passé président Julius Maada Bio dafa dem Guinée ak Conakry Alpha Condé recevoir ko mu ibbi frontière bi ñu wax ne nag frontière u Sénégal ak Guinée dañ koy bàyyi ba jusqu'à nouvel ordre loolu nag jaaxal ñu bëre. bu ñu sukkandikoo ci politiste géopolitique bii di Thierno Niang muy xamle ñàkk déggoo entre Sénégal ak Guinée Conakry dara waral ko lu dul teewaayu kujje guinéen bi nga xam ne ñoo ngi fii ci Sénégal. waaw lu ci mënti nekk man dama jàpp ne politique moo ko lal rek ndax bu ñu fàtte ne am na ci weer yële ci ginnaaw Guinée dafa amoon campagne présidentielle njiitu réewu Guinée bi nga xam ne tey falaat nañ ko pour benn 3e mandat moom dafa jàppoon ne am na ay opposants yoo xam ne Sénégal ñoo leen ngemb pour ñu daaneel ko. taskatu xibaar bi di Karim Diakhaté moom di xamle rek bi la situation du def lu dul nasaxal koom-koomu ñaari réew yi. waaw conséquence mën na ci am ndax xam nga booy seet Sénégal lu bëri ci sañu ay fruits ak yooyu Guinée lay jóge Guinée aussi ñoom booy seet booy xool sax ñoom ñoo ci gën a am problème parce que presque transporteurs yi ci ëpp ay Guinéens lañu donc ci biir loolu. baaxul pour ñaari dëkk yi d'autant plus que CEDEAO dañuy laaj dëkk yëpp àndandoo di manko di boole suñuy doole. ak lu mu ci mënti doon relation ñaari dëkk yi dafa war a rafet te mucc ayib buñ sukkandikoo ci Thierno Niang. tey jii nii bu échange économique entre deux pays dafa important c'est-à-dire y a beaucoup donc am na camion yu bëri tey yuy dem